bëgg nañ rek kon ñëpp teew ci njaboot gi moom moo tax kon ñu woote lu ni mel. bu dee nag wàllu mbas mi fii ci Sénégal nemmeeku na ni tey lu toll ci juróom-benni doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan buñ sukkandikoo ci kër ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram juróom-ñett fukk wala juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama kon ñoom ñoo ci am jàngoro ji juróom-benn fukk ak juróom yi wér ci borom xam-xam nag ci wàllu communication jàpp ne rek ngir ñu kon jëfee mesure barrière yooyu mën a xeex ak mbas mi faaw rek kon ñu amal communication gën a ñaax woowee askan jege leen di leen déglu kon docteur Fallou Ba ci biir xibaar yi. tey ku ne xam ni kon ñu ngi wéy lëg li naan rétrospective yi ba tax na kon ñu war a jagleel mbir mi wàllu politique mu taroon lool ci atum ren mi bokk na ji kon remaniement ministériel ak yeneen i coppite bu ngeen taaxirloo mbokk yi ñu yaatal xibaar yi. Dame Amar ak ñi mu àndal daañu ñëwaat kon ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2021 bi ñu dëgmal incha allah tribunal correctionnel bu Ndakaaru kon moom moo dàq seen ab àtte tey ci càkkutéefu kon partie civile maanaam ñii la yool njabootu ki ne dafa rek ñàkk bakkan ci maanaam ci boobee ndaje di Hiba Thiam ndax rek avocat am sax di maître Seydou Diagne moom moo bëgg kon njaboot gi daal di teew maître Ciré Clédor Ly mi la yool lekk défense bi moom li mu bëggoon kon mooy ñu bàyyi kiliyaanam ñu am bàyyi bu néegandiku kon laata ñu wel atte bi daañu ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo. tey jii it ku ne xam na ni ñi yëngatu kon ci wàllu aada ak cosaan am nañ yéene amal toogaanu ñaxtu ca place de l'Obélisque ca Ndakaaru loolu nag préfet bu Ndakaaru daf ko lànk rek bañ kon ñu daal di daje ndax mbas mi trouble à l'ordre public ak yeneen ni xeetu rek motif daal di motiver loolu dogal bi mu jël moom ci arrêté am ba tax na sax tey ca place de l'Obélisque alkaati yi ñu ngi fa teew rek di xaar yooyee artistes yi ñu ne am na ci ñoom nee nañ par force kon dañ leen dem foofu ñu dégg leen daañ ci ñëwaat ak Habib Faye ca na mu gën a yaatoo. ñu wax ci wàllu mbas mi ba léegi rek point du jour bi nag kër ministère bi ñu ko dénk def nañ ko sànq daanaka téeméer yu manqué ñaar ñoom am ci ay cas ci bisab tey bi liñ ci nemmeeku it mooy juróom-benn doomu adama yoo xamante ni kon ñàkk nañ seen bakkan bu sukkandikoo kon ci docteur Mamadou Ndiaye bi directeur de la prévention ci noonu nag juróom-benn fukki ak juróom moom wér nañ ba ñibbi seen kër bu sukkandikoo ba léegi ci boobee point mën nañoo jàpp ni kon ñi nekk ci centre de traitement yi boo xoolee rek kon ñi ngi wéy ba léegi seen lim laaloo si dinañ ci ñëwaat na mu gën a yaatoo ngir nag xeex mbas mi fii ci Sénégal ku ne xam na ni buñ sukkandikoo kon ci waa ministère ñi ngi ci ñaareelu vague bi ba tax na rek kon ñoom it ñuy sàkku kon nit ñi gën a mën a jëfee mesure barrières yi docteur Fallou Ba xam-xamam màcc ci wàllu communication de jàngale ca ENEA moom li mu jàpp mooy faaw rek comportement yi kon ñu soppi ko te gën a jege nit ñi ñu xam ni mbas mi ba léegi mi ngi fi ñu ànd ceeg Maymouna Ndiaye. ñuy dànkaafu di fàttali ay daan yoo xam ni war nañ koo teg seen ndodd ñoom Sénégal yi nga xam ni sàmmonte wuñu ak mesure barrière yi loolu war nañ koo weesu ci kàddu docteur Fallou Ba nee na fi mu toll nii ak fi feebar bi toll war nañoo soppi doxalin. gaa baax na waaye pour nga matale ko il faut nga am ay jumtukaay yu mat jumtukaay yi mooy ñaar il faut nga am ñoo xamante ni dinañ ko saytu bis bu nekk di gis ni est-ce que sénégalais mi ngi sàmmonte ni ko wax wala déet mooy ay force de l'ordre yu doy waaye il faut aussi loolu ñu saxal ko mu dakk loolu nag suñu dëkk bëgg na ko gaa waaye amuñu doole bi mënuñu teg ci ginnaaw chaque sénégalais policier bu koy xool bis bu ne mënuñu aussi saa yu ñu yeewoo ñu jublu ci mbir moom rek. lan la ñu war a def docteur. mooy fexe ba nga xamante ni nit ki laal feebar bi gis feebar bi xam feebar bi noonu nag ni ñu ko mën a defee rek mooy jox kàddu gi ñi nga xamante ni danoo feebaroon ba wér ñooñu suñu leen waxtaan ak ñoom naxtaan leen ba ñu ñëw apporter seen contribution génn ci mbedd mi génn seen communauté génn fi ñu dëkk wax ni ñi ñu dëkkal ne leen man amoon naa feebar nii la ma dale nii la mel ci man te nii la ma faagaagale donc fi ñu toll nii kooku ki nga xam ne moo koy déglu te ma dëkk ak moom xam ko dinaa ni comme que ma demba mi wala masamba mi wala soxna mi nga xam ne moo dëkk ak man ma gis ko su ko waxee dinaa ko gëm donc su ko gëmee nag ba pare day créer li ñuy wax réflexe de fragilisation day tax nit ki ne comme que dal na ki nga xamante ne ñoo dëkk te gënuma ko ëpp ma ko juddu gënuma ko lenn te dal na ko su ko dalee ça veut dire que mën na maa dal. bu ko weesoo mu ne am na leneen loo xam ni mën naa dimbali askan wi. mooy da ngay dellu ci askan bi ñëw ci sunu gox-goxaan yi ñi ma dëkkal ma nawloo leen xam leen ñu am fu ma féetee ma wekk leen ñooñu suñu toogeek man waxtaan ak man ci pénc mi ma joxe sama kàddu xas ne lii kenn du ma ci fekkati
dinañ am yaakaar ni nit ki dinañ ci fekkee parce que loolu dafa dëppook suñu aada dëppook suñu diine. ñi nga xam ni dañ leen a wàll te xamuñu fu ñu jëlee feebar bi ñi ngi gën di law ñi nga xam ni ñoo ngi Sowétas itam seen lim mi ngi gën a takku gëstukat bi ci wàllu changement de comportement li mu bëgg rek mooy ñu xoolaat bu baax ndax kat weesuwul bëgg na liñ ci war a def yépp ñu def ko ci ndax kat askan wi soxla nañu ko. ñu dem ca région bu Tambacounda département bu Koumpentoum foofu nag mbas mi juróom-ñeenti weer a ngi nii gisoon ko fa delluwaat na fa ba benn nit ñàkk ci bakkanam tax na nag kon juróom-ñetti kayit ñu daal di ko fay nemmeeku ba tax na kon préfet ba di rek sàkku ci nit ñi ñu gën a kon jëfee li naan yooyee geste barrière su ko defee kon jàngoro jëm mën a jóge ci boobee diwaan Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou. préfet bi di Hamady Mbeng ginnaaw bi ñu gisee am na koo xam ni ku fa faatu fekk nag feebaru mbas mi moo ko faat tax na fi mu ne nii nag mu daal di feddali woote bi nga xam ne daan na ko def ngir nag askan wi gën a xippi seen ay gët wattandiku lépp lu jëm ci wàllu feebaru mbas mi. Koumpentoum résisté nañ pendant 9 mois 15 jours feebar bi amu fi waaye démb ñëpp dégg nañ si rajo yi ni Koumpentoum feebar bi dugg na fa ba pare mu nekk cas communautaire nag foo ko déggee rek. xëj na boog am na ñeneen ñu kooku dajal ba jox leen ko te xamaguñ ko loolu nag moo ñu teree nelaw depuis 3 jours ñi ngi si nag identifier nañ contact yépp te ñu ngi def suñu kem kattan ba lu si war a am si prélèvement koo xam ne suspecté nañ la ñu def ko lu tax ma indi wax bi dama bëgg rek nit ñi gën a fagar. kii nag ci tukkib nemmeeku bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ci Tambacounda président au parti pour la rupture et du changement caabi bi muy Thierno Bokar Kane daal dina nag yëkkati lim bu takku ci wàllum masque ak ay gel daal di koy jébal comité bi xeex lépp lu jëm ci wàllum mbas mi. d'amener des milliers de masques et des centaines de gel en tant que citoyen indi ay ndimbal ci école yi ci région bi pour que wane ne ñun war nañ mën a apporter dara ci réew mi. département bu Koumpentoum kii nekk chargé de mission ci ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum njaboot gi di Yaama Top di feddali woote bi muy amal jëmale ko ci jigéen ñi nañu ruggi seeni jaaj ñoom itam daal di bokk ci xeex bi ngir wattandiku lépp lu jëm ci wàllum mbas mi. wàllu wér-gu-yaram ba léegi nag jafe-jafe am ci diggante syndicat ba ci yëngatu di Cheikh Seck ak ñi mu àndal ak kilifa yi jiite kon hôpital bu Tivaouane ñoom nag nee nañ boo sàgganul kon danañ bank seen i yoxo li ko waral mooy am na ci ay liggéeykat yoo xamante ni daanaka fukki at ña nga fa ba léegi kenn jël leen ñoom daal loolu nag bëgg nañ kon saafara am ci ñi ngi fa doon amal benn assemblée générale Cheikh Seck mu wax ci turu boobee syndicat ci micro Cheikh Anta Diop ak Seylatir bi ma gis fii day montrer rek seen engagement ak seen motivation tey jii boo ñëwee ci district bii ma lay wax ni Tivaouane nga xool muy poste de santé yi muy centre de santé yi muy infirmier muy sage-femme nga ni tey ñooñu ñoo yor santé population bi nga gis ne 80 ba 90% ñooñu fa nekk ñëpp amul kenn koo xam ne fonctionnaire la garaaw na c'est-à-dire ay nit dem nañ jàng seen i diplôme seen i jàng am seen diplôme d'état muy bac plus 3 muy infirmier muy sage-femme nga ñëw am na ñoo xam ni ay biologiste lañ am na ñoo xam ne ay anesthésiste réanimateur lañ am na ñoo xam ne ay kinésithérapeute lañ am na ñoo xam ne ak leneen mais ñooñu nga ñëw tey jii bugg leen toog di leen exploiter ba ci lu toll ci ay fukki at même bu weesoo loolu am na ci ñoo xam ne sax comité de santé yi ñoo leen recruter mais comité de santé du signer kenn contrat ça veut dire que amuloo cotisation IPRES amuloo cotisation caisse de sécurité sociale ça veut dire que mën nga liggéey 10 ans wala ñu xëy benn jour dàq la doo am fenn foo wax. am na loo xam ni waruñu toog sax di ko xaar tey jii boo xoolee fonction publique sénégalaise ñaata fonctionnaire lan presque 180 000 ci fonctionnaire yooyu fa nekk enseignants yi macha allah ñoom ñoo ci ëpp 97 000 la mais xam nga ñaata agent de santé ñoo am tout corps confondu personnel administratif 8 000 juróom-ñetti junni au même moment am na ñaari junni ñoo xam ne ay diplômé lañu nekk ci biir secteur bi alors que bi ñu bëggee régler problème mu volontaires yi ak vacataires yi néew ma mérité wuñ ko mais ñooñu amuñu woon diplôme d'état c'est des gens qu'on avait recruté te tolloon nañ ci 20 000 ñu utal leen corps d'accueil intégré leen jox leen seen i avantage geneen kër a ngi néegu yëngu muy poste démb gis ngeen ñi nekkoon ci Ndakaaru doon fa ñaxtu ban sànni leen ay lacrymogène ña nekk ca Kaolack it noonu lan def ngir rek di sàkku kon ñu daal di càmbar googee kër ndax jàpp nañ daal am na loo xamante ni jubu ca bëgg na ni it kilifa yi daal di xoolaat bu baax a baax nañu yore bureau la poste nga xamante ni daal bokkoon na ci ñi jàppale koom-koomu Sénégal Moustapha Thiam moom moo jiite syndicat des postiers bu Kaolack ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. lu mu njëkk a def dañ kaa rafetlu parce que dafa wër Sénégal wërngal këpp
fépp fu direction régionale bu poste nekk dem na fa waxtaan ak postier yi xelu postier yëpp dal parce que tamit suñu waxee dëgg directeur bii fi bees bi mu fiy ñëw fekk na kër gi vraiment ñu saaxee ko loolu moom ñëpp teg nañ ci seen bët bi ñu ko saaxee nag moom bi mu ñëwee wax dëgg yàlla demandé woon na sa audit toog na lu yàgg pour des passations de service loolu amul ndaxte bëggoon nañu leeral li muy jël lan la mais loolu amul kon nag loolu état am na si part de responsabilité bi mu ko jëlee aussi dalal na suñ xel xamal ne dina def redressement kër gi mais redressement boobu ba léegi tey ñu lay wax gisuñu benn maanaam xeeñul neex fenn parce que ñun kat postiers yi yëg nañ ko parce que le 25 lañ daan jot suñu salaire léegi jotatuñ suñu salaire le 25 suñu 13e mois dañ ko daan jot teel a jot léegi jotuñu ko kon vraiment suñu xel tey na si redressement boobu léegi nag loolu lañ bëgg ñu leeral ko postiers yi lépp luy doxal poste ànd nañ ci luy ñu ñoŋal postiers yi ànd nañ ci waaye lépp luy yàq poste nag kenn duñu si njëkk ñooy njëkk a sol suñ bubu yor suñu arme jàkkaarloo kooku. au conseil bu dialogue social doon daje fële ca Saly ca Mbour ngir xool lekk yan pexe lañ mën a doxal su ko defee gune yi ñàkk xëy mën a am ci lu nu jàpp ndax nemmeeku na ni kon bari na fii ci Sénégal kii ko jiite di Innocence Ntap Ndiaye ne rek buñ ca pare daal dañu xaati mbir mi ci këyit ngir rek jébbal ko kilifa yi loolu mi ngi am rek bi ni amal seen ñaar fukk lu benn assemblée générale foofa ca boobee barab ñu déglu ko ci micro Modou Fall ak Yaya Diallo. ndaw yi nga xam ne ñoo nekk centrale yi mën nañ ne naam du ndaw yëpp ñoo nekk ci syndicat yi mais bu ñu boolee ñi nga xam ne ñoo nekk ci centrale les plus représentatives ñoo xam ne ñooy toog ci biir Haut Conseil jël ñi nga xam ne ñoo nekk ci centrale yoo xam ne les moins représentatives boole structure yi nga xam ne ñoom le président sas pour ñu def promotion de l'emploi des jeunes ñu méngale thématique boobu ak wàllu xale yi nga xam ne dañuy jël géej gi pour dem ci réew yi yaakaar ni foofu la ñuy amee li nga xam ne amuñu ko Sénégal waxtaan boobu buñ ko defee ñeenti fan macha allah yaakaar naa ni dina am lu si jëru ñu dem ci Kolda wax rek ci li nga xamante ni kon moom mooy gàllankoor ci gone yi ngir rek seenam njàng mën a wéy bokk na ci nag sëy yu teel yi ak yeneen ni phénomène yoo xamante daal kilifa yi bëgg nañ cee indi joyanti ba tax na rek ay ndaje ñu koy wéyal ca boobee diwaan mën nañ ñaax waajur yi su ko defee kon ñu jàppale gone yi seenam njàng mën a dem ba jeex ñu ànd ceek Abdoulaye Diallo. ndool mi ngir ëmb ak i maye yu teel yi ñi fiy bay jàng ci ndaw yu Kolda dañoo bare lool looloo waral waa mouvement Kolda debout ginnaaw bi ñu amalee ab ndaje bi ñu jagleel wàllu njàng ak i njàngale mi ñuy ñaax mboolem waajur gone ndax ñu jox gëdd bi war seeni njàngum doom. Un appel aux parents d'élèves. Si aujourd'hui ñoo ngi ñaax mboolem waajur ndongo di leen wax ne bi ñu gisee te ñu am sañ-sañ bi amal li ni mel dafa fekk suñu waajur yi nangu woon di ñu jàppale ñuy jàng ba ñu yegg si fii te ñu nit yàlla wërsëgal ñu ba ñu am ay lijaasa yu gën a kawe yi ñu tax a yegg fii ci loolu ñoo ngi ñaan waajur gone yi ngir ñu bàyyi seeni doom jàng ñu jàppale leen ñu jàng ba ñu pare seeni njàng rawatina gone yu jigéen yi ndaxte sa doom bu jigéen bi nga dugal ci néegu sëy ngir ndool mi ngeen di dundee waat naa ne xale bu jigéen boobu ku ko bàyyi woon mu jàng mënoon naa sax jël borom këram en charge donc ñoo ngi leen di ñaax yéen waajur gone yi bàyyi leen seeni doom ñu wéyal seeni njàng ba ñu pare. Là à l'école est très très longtemps pour qu'elle puisse demain bénéficier de tous les privilèges parce que l'école c'est un ascenseur social. ngir gone yi mën a des ci daara yi juróom benn junniy ndongoy daara ku ne jot na ay jumtukaay yi ñu war a mën a jàngee ca seeni daara. Cette occasion qui nous est offerte d'accompagner et d'aider les enfants. ci occasion yu ni mel mënuñu lu dul indil ndimbal ay tout tànk yu seen waajur génne àdduna wala ay tout tànk yu seen waajur seeni loxo jotul seeni ginnaaw yooyee gone dañu leen di jébbal ay jumtukaay maanaam ay fourniture scolaire noonee lañu leen fas yéene gunge ba ñu ñoŋal seen i njàng ak seen i dund te muy tax ñun ñooy bokk ci luy suqali suñu réew. Participation dans l'édification ou la construction d'une nation forte avec des enfants qui ont été scolarisés et qui ont participé à la construction de toute la nation. noonee la ñuy ñaax bépp doomu Kolda bi nga xam ne yàlla warsagal na boromam mu am dara ndax ñu soobu ci xeexum ñàkk yeggali seeni njàng bii daal gone yu Fuladu. reportage bis mi ñu ngi ko amal ca Wakaam fii ci Ndakaaru lan fa nemmeeku rek mooy jafe-jafe ci wàllu canalisation ba tax na kon
ndox yi ngir rek ñu mën a jóge ci quartier di amee jafe-jafe moonte day quartier bi am na cosaan goo xamante ni askan wi bëgg nañ rek kon ñu gën koo defar bokk na ci kon wàllu canalisation maire bi lañ ci joxoñ baaraamu tuuma Mohamed Samb Ababacar Camara. lii di firndeel ni canalisation bi baaxul la fii ci Wakam ndox yu yàqu yi nag ba tey mu ngi tag ci biir kër yi boole ci wet gi canal boo xamante ni si bu xasee ba fatt rek ndox mi dafay walangaan ba ci tali bi fii ci dëkku Lebu bi nag askan bi ci wàllu boppam ñoom ñu ngi ñaawlu bu baax yàqu-yàqu yu amee ci canalisation bi. un an ngi nii maa ngi gis canal bii nii régal bii nii day xelli te bu fàttee dafay def retour ci biir kër yi comprendre nga retour boo xam ne day ñuy obligé ñun di teg ay briques pour mën a génn. des fois dañuy taxé sax ñi ni di romb nga gis ñu fàtte seen bakken naan ñii ñoo salte ça fait mal au cœur parce que xam nañ ne Wakam musul mel nii. dañuy woote ONAS gars yi ñëw dugg na fii génn na fii xam nga defaru temporairement delluwaat lii ñoom ñoo ko fi teg waa ONAS. bu ñu sukkandikoo si ñoom mënuñoo dékku bile jafe-jafe ba tax na ñuy joxoñ baaraamu tuuma njiitu bokk moomeel bi. ñu mel ni daal suñu maire bi dafa démissionné. c'est un agent de la mairie ci boppam moom mooy def ay blanchiment clandestin. te wóor na yàlla boo leen jógee fii jaar ci terrain bi fële di ngeen gis ndox bi nu mu fi def ngeen jaar ci ginnaaw terrain bi jaar ci ASECNA sonn nañ laajte nañ président Macky Sall mi ngi jéem mi ngi defar mais ku mu jox xaalis ñu lekk ko sàcc ko. xet gu bon boo xamante ni dafay gàllankoor wàllum nocc gi ci jamono boo xamante ni Covid 19 bi war na mën a tax ñu soppi taxawaay yi. loole moo waral sax Daawur Diouf dëkk fii ci Wakaama di xamle ni faaw rek ñu am saafara ci nu mu gën a gaawee. lii tamit xam nga mëntuñu continuer nii ñu ngi ci période pandémie ni ma la ko waxee Covid ñu ngi ne na ñëpp set mais booy set bi yemul ci kër gi kase sa environnement dafa war a set te lii ci environnement bi la bokk suñu parents yi ñu fi nekk dañoo fragile dañoo am ay doom yoo xam ne ay xale ndaw lañ 3 mois xam nga ay rakk yoo xam ne tamit waruñu leen imposer ñuy dund yi quoi même ñun ñi koy nooyi sax baaxul ci ay poumon. da ngay xëy da ngay daanu donc ñu ngi lancé un appel pour ñu ñëw jàppale ñu si. fii ci Wakam évacuation ndox yu bon yi nag nekk na loo xamante ni lu jafe la te sonal na askan bi ñu yàkkamti am saafara loolu ba tax ñu jàpp ni sax ONAS ci wàllu boppam deful liggéeyam. ñu wax ci wàllu napp gi pêche continentale lam doon jur rek ci ay jën fii ci Sénégal di ko indil kilifa yi takku woon na daanaka demoon na ba lu ëpp fukk ak ñett ci ay junni ci tonnes loolu nag doonoo nemmeeku ne dafa wàññeeku ba juróom-ñetti junni tonnes rek la ñuy am ci géej li ko waral nag bari na ba tax na kilifa yi doon ci amal ndaje ngir xool naka lañ mën a ñoŋalee loolu démb la woon kon ca Diamniadio ñu déglu Dieng Ndiaye min dénk direction pêche continentale ci micro Abdou Diouf Diagne ak Bamba Samb. juróom-ñeenti gox région ci Sénégal juróom-ñeenti yooyu yëpp si fukk ak ñeenti pêche continentale moo fa nekk waaye nag am na ay jafe-jafe parce que benn bi buñ ko mënee xayma si loolu mooy 63 mooy loi bi nga xam ne mooy régir pêche continentale te ci jamono yooyu pêche continentale waa Eaux et Forêts ñoo ko yore woon donc tey buñ ko joxee pêche ñu bëgg a relancer nekk si contexte boo xam ne dañu wax nañu béy dunde nañu napp dunde loolu dafa war a tax ñu suqali pêche continentale parce que njëriñam yëpp si côté boobu la war a dem donc loolu moo tax ñu xoolaat stratégie bi pour mën si jox ay tegtal yoo xam ne wóor na nga xam ne loolu buñ ko doxalee fii ak 5 ans daañu am pêche nappu dex boo xam ne développé na te dinañ si mën a am ay njëriñ yooyu nag mooy si li ñuy lekk d'abord parce que pêche continentale vocation boobu la am ensuite ñu mën si créer ay emploi ay liggéey parce que ndaw yi fay nekk daañu mën a napp bu fekkee ne maar yi ensemencé nañ leen ñu repeupler leen gàncax bi dina fa sakkan ñi ñu mën see napp mën a am na enjeu nag parce que napp boo xam ne si yenn gox yi si yenn fleuve yi dañ ko seq ak suñu yeneen dëkk boo jëlee fleuve Sénégal statut bu mu am statut international la donc mën na am ay yeneen nappkat yu fay ñëw di fa napp te loolu yëpp dañ ko war a gérer parce que kuréel yi ñuy bokk moo tax. njiital parti di PTP di maître El Hadj Diouf daal di àddu rek ca coow la juddu fële ca Ndar maire ba moom moo bëgg ngénte benn yoon tuddee ko kon président Macky Sall ba tax na kon fan yii yëpp coow la judd na foofa ca Ndar ba tax na kon moom El Hadj Diouf rek di sàkku ci Mansour Faye mu delluwaat ginnaaw ci lu ni mel ndax jàpp ni Sénégal ab royaume la kon nag ngir rek ñu respecter république bi te di def loo xamante ni ngëneel la ci président mooy lu ni mel moom xel bañ koo xalaat moom moo nekkoon ganu info du matin ñu déglu ko. dellu ginnaaw réew bu ñuy wax république nga xam ni ñëpp ko bokk
république dafa am ay mandarga mooy boo fa nekkee da nga koy jëriñ da ngay nekk jaamam taalibeem di ko jaamu di ko liggéeyal mais moomoo ko comme buur ñu ne yow buur nga buuru Maroc buuru Makka yaa moom Makka buuru Maroc buuru Angleterre non fii loolu mënu fee am ma ñaan suma xarit suma doomu ndey Mansour Faye loolu bu nekkee ci xelam mu génne ko ci ndax loolu du luy rafetal deram te day gàkkal deru Macky Sall day mel ni Macky yooyu la bëgg day bëgg nguur ti moom du buur Sada Ndiaye génn ci ñàkk fayda yooyu Aliou Sall ay tudde ay école ay Macky Sall yooyu dafa teel Macky xale la mën na sax dem ñëwaat heure bu demee waaw mérité nañu tuddee ko lu ëpp sax école Macky mérité nañu tuddee ko lu ëpp sax tali wala mbedd ndax Macky c'est vrai def na erreur yu bëri moo fi dàq def erreur nag njaaxum yu bëri na ko fi def politiquement ak sur le plan des droits de l'homme sur le plan démocratique y a un recul dangereux mooy dañu dellu ginnaaw bu baax a baax ci Macky Sall mais am na yu baax yu muy def nag am na luy liggéey yu bëri yu fi def kon mérité na ci yooyu mu fi def ñu tuddee ko ci benn par exemple arena ëllëg bu fi jógee ma arena Macky Sall. coow loolu sax ku mel ni Mary Teuw Niane nga xamante ni moom it responsable APR la ca Ndar jiite it présidence conseil d'administration bu Petrosen Holding moom it àdduna ci réseaux sociaux yi ngi rekk kon ñaawlu li Mansour Faye bëgg def ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak mbër yi nga xamante ni ñoom it bëgg nañ ñu bàyyi leen ñu daal di bëre ji ndax daanaka liñ toog yàgg na te ba léegi daal amun sax loo xamante ni mën nañ koo dundee ñu ci bëri ami jafe-jafe ba ñuy jàkkaarloog taskatu xabaar yi sax ku mel ni Eumeu Sène nee na fa li nga xamante ni moom mooy ca Mbuur moom daanaka ab écurie moom moo raaf li ko waral mooy ñu ci bëri doon dem ci ndox ma far ñàkk seen bakkan ndax boobee mbëkk Habib Faye moo di jóg. lu làmb ñëpp jaaxle fukki weer lañu banque seen yoxo benn mbër léewtowul ñu xoolal ñu ban solution mooy mën a am pour ñu tàngal suñu yaram pour ñu mën a ñëw bëri parce que tam aussi si la ñuy dimbali suñuy famille mais ci la ñuy dimbali tamit jàmbur yi nañu état jàppale ñu nekk ñu ay noonam ñun ñoo koy xeexal pour mu jël réew mi moom bu soxlaa lu baax si ñun lay ñëw ñu daje ci ab saal gu fees dell ku ci nekk di wax sa xalaat bëgg ñi bi waat làmb ji ñàkk toog waxtaan moo am rek mais làmb amul benn coow làmb sport national la mooy li wax ci ministre de la culture làmb day def 4 heures de temps bëri 30 minutes lañ ci am culture am ci 2 heures 30 3 heures 30 wala 4 heures de temps dañu état jàppale ñu ñuy jàppale nag mooy ndaw ñi liggéey mooy ñi am xel mën a dimbali keneen ak keneen ak keneen ñu jàppale ko xalam boobu jëriñ keneen ak keneen ki am doole ñu xëcc ko ñaata hectare ñu nekk si àll bi ay tubaab ñoo koy jëriñoo. ka sooxee leen mel moom duppe boppam ambassadeur de la non violence di Boy Niang 2 di woo gouvernement wu Sénégal mu jënd droit télé yi ngir ñëpp mën cee yem. ñu ubbil ñu ko ñu bëre tout en respectant les mesures barrières ñu xoolal ne solution bu ñu bëree ñu bëre parce que ñu gore lañ booba yow kenn dégguñu ñu ngi toog si jàpp suñu ñàmbur suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm kenn xamu ko te Covid 19 bi boo mu amee nii gis nga nu mu demee dañoo dagale suñu dërëm boobu amuñu sax avance mais dañoo dagale lu ñu am yóbbu. jàppalee sa bopp nga jàppale boo ñu jàppalee sa njaboot nga jàppale xamal li gën a am sax ci àdduna mooy ndaw ñi mujj judd bu ñu waxee boole la ci boo fi demee ñu bàyyi fi sa empreinte. waaye ba léegi itam ñoom mbër yi la ñu bëgg rek moo di ñu gën leen jox seeni cër fii ci mim réew waral na itam ñu ne protocole sanitaire lu ñu war a teg la ngir rek mu gën a yombalal lamb ji ñu war a ibbiwaat ngir lépp am ci akub dal. wàllu football ci tënk jaraaf bu ndakaaru bu tàkkusaan jotee fële ca stade Lat Dior bu Thiès danañ football ak waa San Pedro bu Côte d'Ivoire jëm rek kon ci coupe CAF bi ni jongante match ba nag huis clos la doon kenn du ko fekkee ndax mbas mi moom moo ko waral kon moom mooy match aller yi jëm ci jongante yooyee match daañu ci nellusiwaat ak ña ñu teewal fële ca stade Lat Dior bu Thiès ñu ñëw ci rétrospective yi fan yi tàmbali nañ ko tey nag ñu bëgg a wax wàllu politique liñ ci gën a nemmeeku bokk nañ ci kon Idrissa Seck min fal mu nekk président conseil économique social ak environnemental wuute fa soxna Aminata Touré wante tamit gouvernement bi nga xamante ni kon ay coppite am na ci président Macky Sall moom moo jël boobee dogal yaatal rek moom it coalition ndax ñàkk a fekk ci ca boobee gouvernement muy réew mi waa suqali bu Oumar Sarr ku jëkki tamit nee na kenn demul ñi des ñi ngi xool naka la ni booloo su ko defee kon seen doole it ñu mën a jàkkaarloo ak Benno Bokk Yaakaar.
benn fan ci weeru novembre ca palais de la république bi ñeenti waxtu tegalee ay simili. Monsieur Idrissa Seck est nommé président du conseil économique social et environnemental. ginnaaw kàddu yi Seydou Guèye yi nag mu mel ni askan wi ñu bëri am nañ mbetteel bin xamee ni Idrissa Seck kon moom lañ tabb ci boppu conseil économique social ak environnemental mu remplacé fi Aminata Touré min dàq ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ci décret. ñoom waa parti réew mi am ñaari ministre ci gouvernement bi mu Yankhoba Diattara ak Ali Saleh Diop. ñu teg ci ay fan ñu daal di koy installé officiellement ci boppu conseil économique social ak environnemental. muy njabootu président muy sama njaboot. nañu jàpp ni ñun daal dellu nañu mel ni mburoog soow. li koy firndeel mooy tekki ndomba tànku Déthié Fall ci vice présidence bu parti réew mi ndax député bi ba ministre de l' agriculture di jaar ci assemblée nationale daf ko doon diingat. il faudrait que cette vision, je l'ai dit tout à l'heure, quitte Diamniadio. gouvernement élargi bi nag tax na coalition Idy 2019 daal di tas ndax kilifa yu bëri yu ko doon jàppale ca élection ya ñoom dañoo àndut ak moom ci boobee dogal. du rekk coalition Idy moom moo tas ndax jot na it bu Ousmane Sonko tas na bi Boubacar Camara ne Macky Sall daf ko recevoir. beneen mbetteel ci gouvernement bu bees bi mooy ay ministre yu mag yoo xamante ni dàq nañ leen. di Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye ba nekkoon intérieur, Amadou Ba affaires étrangères, Makhtar Cissé énergie ak Oumar Youm mi doon dénk dem beeg dikk bi. terewul ñu des ci boobu parti di APR kenn rek lañ xamul fu mu féete mooy Aminata Touré. mi nga xamante ni bi mu jógee ci conseil ba tuddul benn yoon Macky Sall te gërëmu ko. parlerons de politique très prochainement mais pas dans cette enceinte. yamul foofu ndax nee na ñetteelu mandat kenn mënu koo xalaat fii ci Sénégal coow li tar ci wàllu politique Oumar Sarr it daal di dugg ci gouvernement bi moom mi nga xamante ni moom moo jiite parti bi di suqali Macky Sall ne ñeneen dina ñëw fekk si ko rawatina ay anciens candidats bu élection présidentielle. mu jàpp ni kon ñoom liñ am rek boo ko méngale ci wàllu électorat mën na 85% kàddu yooyu mi ngi ko yëkkati ci fin décembre bi muy joxe prix Macky Sall pour le dialogue. Le dialogue pour moi c'est pas une question de politique politicienne c'est une question de réalisme. wante dafa mel ni kuje gi naruñ koo seetaan ndax ku mel ni Khalifa Sall ak Ousmane Sonko ñoom it ñi ngi daje di waxtaan. Khalifa Sall di wéy sax moom it di yaatal rek àndam ak yeneen kilifa ci wàllu opposition bi ñu nemmeeku ne kon daanaka bis bu nekk mu dalal kenn ci ñoom ngir rek xool naka la ni boolee son doole ngir mën a jàkkaarloo coalition bi di Benno Bokk Yaakaar. wàllu politique ku ko wax it wax rek tàllal loxo bi njiitu réew mi Macky Sall tàllaloon loxo daanaka rek force vive yu ci réew mi yëpp muy politiciens yeeg société civile bi mbas mi duggee fii ci Sénégal ci mois de mars ci atum 2020 loolu nag taxoon na kon déggoo am seen biir ñu daal di rek amal fii ay état d'urgence yaatal mbir yi loolu nag daanaka la ko yàq bokk na ci rek nanu yore koppar yi nga xamante ni kon moom lañ dugaloon ci mbas mi rawatina wàllu jëndam ceeb coow doxoon ci diggante Ousmane Sonko ak Mansour Faye yeneen personnalité it lañ ci nemmeeku mooy corona bi laal na leen Alhassane Ba. talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci kujje politique bi daal di teew ngir fexe nag ba waxtaan ak njiitu réew mi Macky Sall li ko waraloon nag xam nañ ko mooy fexe ba jot li nga xamante ni moom mooy seen xalaat ci lu jëm nag ci légiférer wàllum ordonnance ci li nga xamante ni moom mooy jëm ci dogal yi ñu war a jël ngir xeex li di mbas mi Covid-19. Sénégal di dund ay moment yu am solo ci taarixam Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck mi nga xamante ni sax fekk si na nguur gi ci lu yàggut dara Issa Sall ak ñeneen daal di waxtaan ak njiitu réew mi président Macky Sall mu topp ci adoption ca assemblée nationale lii di loi d'habilitation ñu toftal si ñetti weer yi nga xamante ni yokk nañ ko ci lii di état d'urgence bi benn fan la woon ci weerub avril fanweeri député ak ñett ñoo teewoon ci téeméer ak juróom benn fukki ak juróom li ko waral nag mooy mbas mi ñoom ñëpp ñu voté texte bi nga xamante ni dafay jox pouvoir njiitu réew mi mu daal di joxe ay ordonnances yu jëm nag ci li nga xamante ni moom mooy wàllu yoon ngir fexe ba xeex lii di mbas mi maître Malick Sall mi nga xamante ni moom mooy ministre de la justice moom moo défendroon projet bi problème am ci diggante bi ndax choix yi nga xamante ni def na ko moom njiitu réew mi daal di jul jiixi jaaxa ci kujje politique bi ñu ragal moom njiitu réew mi daal di légiférer lu weesu li nga xamante ni moom lañ ko jox ci li nga xamante ni moom mooy wàllu yoon mu joxe prétexte lii di état d'urgence sanitaire bi ñuy dund. beneen actualité boo xam ne nag jëm na ci wàllu mbas mi ba léegi mooy yoralinu wàllu dund gi nga xamante ni moom la ñu jagleel askan wi ki ko yoroon nag di ministre développement communautaire
ba woon ab gestion boo xam ne nag jur na coow lu bëri donte sax jéem na andi ay justification ci kanamu presse bi yorelin bi ñu jàpp ni ab échec la moom Mansour Faye ku jégi baalu ko benn yoon ndax sax dem nañu ba yóbbu ko ca kanamu OFNAC bi nga xam ne moom nee na Mansour Faye du dem wuyu si ko bu fekkente ni convoqué na ko mu nekk ab position boo xam ne merloo na beneen yoon ku jégi ba tax na nag jàpp nañ ne moom maire Saint-Louis bi ñàkk xam moo tax mu jëfee ni ni mel waaye nag ay fan lañ ci teg Mansour Faye daal di rectifié. man de bu fekkee yoon may na ko mu convoqué ministre du ma sax maanaam soldat la damay xel dem fekk leen waaye ci lu ma xam ak lu ma gëm yoon moyul OFNAC loolu le mi ngi ko amaloon bi muy amal déclaration ci kanamu presse bi ngir tontu njiitalu Pastef ci li nga xamante ni moom mooy jëm ci audio bi nga xam ne jëmoon na ci dëggal lii di audience bi nga xam ne sàkk woon na ko moom Ousmane Sonko mu nekk beneen coow boo xam ne nag presse bi waxtaanee na ko lu bëri ci atub 2020 bi Ousmane Sonko daal di weddi ne audience dox na diggam ak Mansour Faye mi nga xam ne nag sàkku na ci moom autorisation ngir mu publier enregistrement sonore boo xam ne dafay dëggal kàddoom yi. bu fekkee bëgg na ko man ma génn ko bu nee prip man ma génn ko bu neexee yàlla donc loolu lay xaar. magistrat bi di Cheikh Issa Sall mi nga xam ne jàppoon nañ ne moom moo yombalaloon audience bi daal di teew ci débat bi ginnaaw nag bi nga xam ne moom Yakham Mbaye daal dinay publier ci presse bi ab élément sonore boo xam ne ñu ngi dégg waxtaan bi dox diggante député bi di Ousmane Sonko ak moom Cheikh Issa Sall. 2020 personnalité politique yi itam jàpp nañ ne def nañu actualité ndax jot nañoo laale ci virus bi di Covid-19 député bi di Moustapha Guirassy Aliou Sall maire bu Guédiawaye maître El Hadji Diouf ancien député nekk njiitalu PTP parti des travailleurs et du peuple maître Amadou Sall député bi di Mamadou Lamine Diallo bu Tekki Hélène Tine Yaya Diallo Omar Sarr mi nga xam ne moom mooy ministre des mines ci jamono ji ñoom ñëpp nag ñu daal di xeex ak mbas mi ba daan ko Abdoulaye Baldé itam maire Ziguinchor jàpp nañ ne laale nag virus bi député bi nag di Marie-Louise Diouf moom dafa jot a ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xamante ni feebar bi tëral na ko. yeneen xew-xew ci wàllu politique bokk na ci mbiram Moustapha Cissé Lo ak coow li ko toppoon ginnaaw rek bi ay audio génnee ci internet bi ne da doon saaga ñenn ñum bokkoon ak parti ñu dàq ko kon ci parti bi daal di rek wàccee tamit ay darajaam fële ca assemblée nationale wante tamit maître Moussa Diop mi fi jiite woon Dakar Dem Dikk moom it ba mu tuddee ñetteelu mandat bi ci lañ ko tekki ndomba tànkaam mu dem juboo ji ak Barthélémy Dias mi nga xamante ni kon ay jafe-jafe doxoon na seen diggante Ousseynou Diop. marqué na langue politique bi ci atum 2020 bokk na ci nañu dàqe Moustapha Cissé Lo ci parti bii di APR la ko waral bokk na ci ay saaga yoo xamante ni doon na ko ritax jaarale ko ci WhatsApp jëmale ko ci kii di Yakham Mbaye mu doon loo xamante ni marqué na lool lu jëm ci wàllu langue politique gi ci at bii ñu nekk moom nag Moustapha Cissé Lo nekkoon na koo xamante ni président Macky Sall daan na koy xalamal nekkoon itam ci wetam di ko jàppale te ku ko laal daan na ko song wala boog mu wax la wax yu rëy. li waral loolu nag bokkoon na ci ay jafe-jafe yoo xamante ni amoon na ci diggante moom Moustapha Cissé Lo ak ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi ci parti bii di APR waaye tamit ay naqar yu bare yoo xamante ni dencoon na ko sa saa sa nag mu gox ko waral lu jëm ci wàllu dàq bañ ko dàqoon ci APR. beneen mbir ci wàllu politique nemmeeku nañ ko ci atum 2020 bi muy maître Moussa Diop bi nga xamante ni moo jiite woon Dakar Dem Dikk ñetteelu mandat ba la yiy yàbbi ñu ne ko génnal ci bitti loolu nag tax bañ ko dàqee ca poste ba mu nekkoon ay fan la ca teg. kenn ci ki nga xamante ni jamono jile moo gën a taxaw ci opposition bi di Ousmane Sonko fexe moom ak Barthélémy Dias bi nga xamante ni ay kaddu yu ñagas daan nañ koy weccoo ñoom ñaar mu daal leen di jubale mu mel na kon mbirum politique la te kenn ku ne yaa xam na ngay toje sa bopp janax ngir mën ci génn. ci wàllu réseaux sociaux yi nag coow li bare woon na kenn ku ne doon ŋàññ Ousmane Sonko na mu daan taxawee di wax ci wàllu système ginnaaw ga mu daal di fexe Barthélémy Dias ak kii di Moussa Diop ñu daal di ànd. waaye nag ci wàllu woowee kenn ku ne génn nga wax li nga xamante ni moo tax ndaje boobu li am dialogue national bi itam kenn du ko mën a fàtte ndaxte mayoon na ñi nga xamante ni ñoo nekk ci opposition bi ak wàllu pouvoir bi ñu mën a waxtaan seen i biir xool itam pexe ki prox ndoll ya ñuy teg waaye ca ginnaaw ga mbir yi dafa xaw a mujj lajje la ko waral mooy feebaru coronavirus bi bu mu amee ba léegi benn ndaje mujj na ko eggale. culture ñu des ci secteur boobu ndax ñi ngi ci bu mu jokkoo bi ak monsieur le ministre conseil Youssou Ndour maa ngi lay nuyu. waaw monsieur le ministre gis nañ fan yi yaa ngi doon dox tànku jàmm artistes yi ngir rek xool naka la ñu mën a wéyee seen i activité demoon nga sax yóbbu leen ca ministère de l'intérieur ñu daje fa ak ministre de la santé ak ministre de la culture tey amoon nañ yéene am doxu ñaxtu préfet bi tere ko am nga déclaration boo bëgg a def.
tere woon yëpp ci fin d'année bi vraiment pour artistes yi mën a liggéey ndax aussi période la boo xamante ci la ñuy liggéey mais malheureusement mbas mi ñëwaat ak benn densité bu metti donc ci la ñuy jóg nag def médiation bi pour fexe dem gisi ministre de la culture dem seeti ministre de l'intérieur boobu ba tey ñu ngi waxtaan ñu am ay gisee yu bari ñu def ñun dajaloo nañu dem nañu gis nañu président ba wax ko mbir mi je pense que décision pour jàppale artistes yi dina génn tey wala suba incha allah président dina ko def te loolu yëpp nag mu nekk loo xam ni que pour essayer jàppale artistes yi ci fin d'année bi nga xam ni que vraiment metti na économiquement socialement te am nañu yaakaar ne daal malgré li ñu teree sitting bi incha allah décision dina génn tey wala suba pour jàppale artistes yi dàmp leen daal situation bi metti na. looy wax ñu ne dañuy braver interdiction préfet bi tey. Moi je suis légaliste moi je j'encourage jamais de défier li ma xalaat rek moom mooy solution lañ doon wut fi mu ne ni solution mi ngi ci yoon bi je pense que ne war nañu mën a ànd ak dal ba solution boobu ñëw ñu seet nan lañ koy doxalee waaye je pense pas que am jaru ko d'autant plus que am nañu fi mu ne ni tu sais un problème identifié et à moitié réglé donc waxtaan nañu solution dina am rapidement dans les 48 heures grand maximum su nekkul tey. n'encourage pas ñuy def sitting. mën ko wax donc au-delà de l'interdiction mënuñ ñoo jàpp ni kon dinañ ubbi saal yi mais ndimbal li dina jóge ci gouvernement bi jëm ci artistes yi. waaw je pense que situation saal yeeg yooyu ñun du situation boo xam ne ministère de l'intérieur kese moo ko yore wala ministère de la culture dafa am grande responsabilité les scientifiques mooy ministère de la santé tant que joxewuñ seen yenn ok yi du mën a possible donc loolu je pense avec la situation que nous vivons aujourd'hui xaw na jafe maintenant dafa amoon boobu yoon ak beneen yoon boo xam ne dañuy jéem a dàmp artistes yi nga xam ne dañuy impacté ci fin d'année bi je pense que beneen yoon bi mooy dàmpaay bi ci la ñu nekk te incha allah am nañ ci ay lu leer entre man ministre de l'intérieur ministre de la culture ak président de la république incha allah dañu dégg ne que dinañu def benn effort pour jàppale encore artistes yi. Un mot en français, monsieur le ministre, si vous le permettez, parce que c'est important ce que vous venez de dire. Je rappelais que vous étiez médiateur dans cette affaire entre les artistes qui envisageaient quand même de reprendre les activités. Il y a eu plusieurs rencontres entre le ministre de l'Intérieur, vous-même, et le ministre de la Culture. Vous annoncez une bonne nouvelle en direction de ces artistes venant du gouvernement. Oui, l'État va décider d'appuyer les artistes. Dans les 48 heures, je pense que si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain, au plus tard. Et je crois que aujourd'hui, la situation est difficile pour les artistes. Depuis 10 mois, les artistes n'ont pas travaillé. Depuis 10 mois, c'est vrai que l'État a fait un geste, mais c'était pas suffisant par rapport à ce que les artistes espéraient avec la fin de l'année. Et la pandémie est revenue, donc aujourd'hui nous sommes dans une situation de blocage et nous avions, par rapport à notre médiation, pensé aussi à un plan B. Le plan B, c'est de pouvoir appuyer un peu les artistes vers la fin de l'année, pour que quand même qu'ils souffrent un peu. Et je pense que ça c'est acquis et nous pensons que ça va tomber d'un moment à l'autre. Donc je pense que bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien parce que quand même nous avons une part de responsabilité sur vraiment aussi des débordements avec cette pandémie-là aussi si nous insistons trop. Que dire maintenant à ces personnes-là qui avaient quand même décidé de manifester contre la volonté des autorités puisque le préfet de Dakar a interdit cette manifestation? Oui, mais je pense qu'un problème déjà identifié à moitié réglé. Aujourd'hui, nous avons identifié le problème. Il y a des décisions qui vont tomber. Je pense que bon, tout ce que les artistes ne sont jamais violents. Ils n'ont jamais été violents. Ils n'ont jamais été bradés, venir dans des interdictions et insister. Mais aujourd'hui, on a une solution et cette solution-là devrait satisfaire tout le monde. Je demande à mes amis, artistes et tout,
de considérer qu'il y a une solution qui est déjà trouvée et qui va être annoncée d'un moment à l'autre. Merci beaucoup monsieur le ministre Youssou Ndour. Merci. ñu koy sant di ko gërëm kon monsieur le ministre conseil Youssou Ndour ngeen dégg ko noonu muy xibaar bu am solo bu mu wax di ndimbal loo xamante ni kon gouvernement bi dina ko jagleel yooyu artistes yi jafe-jafe yi ñuy dund fan yi gën gaa yàgg kon tey wala ëllëg la wax muy kon information du jour jëm rek ci jafe-jafe bi nga xamante ni ñu ngi ko doon nemmeeku artistes yi sax ne woon nan dañuy manifester mu sàkk ci ñoom kon ñu daal di rek légaliste laataa ñuy tàggoo dem ci ñoom Mamadou Ndiaye mbokk yi ñu jéglal leen li gën a fës ci yenn kaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jëf professeur Seydi sans protocole loolee le quotidien noonee la ko bindee ci xëtamu njëkk waxtaan wu yaatu le professeur Moussa Seydi séq ak waa le quotidien moom mi jiite service maladie infectieuse ci hôpital Fann wax na ci waxtaan wa ne centre de traitement yi ñu ubbi waat dañu ko yeexe mu ne it amul dara luy firndeel ne virus bi circulé moo gën a wax bi fi jaaroon ni ko ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr waxe woon keroog tey enquête dina kay mi ngi ñuy wax li nar a joo Sénégal ci jaaxle mooy fu ñuy jëlee ay moyens yu ñu mën a jàmmaarloo ak deuxième vague gi ñuy wax ci réew mi ci Covid 19 bi honorable député Mamadou Lamine Diallo bu tekki journal enquête nee nañu moom li mu bëgg a xam moo di 64 milliards jàpp 90 milliards yu ñu ne woon dugal nañu ko ci xeexum coronavirus bi koppar yooyee ana fan la jaar am benn kàngam di expert ci wàllu yu bu xamal waa enquête ne protocole bi ñu teg ci réew mi ci mbas mi ngi dox ak 90% ñiy faatu ci mbas mi mooy ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba mu trop tard ñuy soog a dem l'hôpital moom expert bi jàpp na it ne suñu bëggee am ci corona bi ndam li ñu am ci xeexum sida am koy ci xeexum sibiru bi faaw dañuy financer communauté yi ñun ñu des ci waxi Covid bi des it ci waxi koppar yi ak journal Vox Populi mi ñu wax ci xëtam mu njëkk ne dawalkat yi taxi yi ci Ndakaaru ñoo ngi xaar seen wàll ci xaalis bi ñu génne woon ne dañu koy jàppale transporteurs yi ci jamonoy mbas mi nee nañu def na juróom-ñetti weer bi ñu génnee lu toll ci 450 millions ak léegi waroon leen koo baaxee ñoom dawalkat yi taxi zone noire yi te ba léegi gisuñu ci xaalis boobee dara yéenekaay bi nañu bi ñaxtee xulti jolle ministère des transports gouverneur bu Ndakaaru la ko sippi suur soit nañu problème yaa ngay démarrer nag ne bari na wax yu waroote wuute ci xaalis bi nga xamante ne ji moom la ñu dugal ci ceeb beeg diw gi doon ko séddale askan wi nga xam ne seen gët dafa xonxoon ci mbas mi mu di aide alimentaire d'urgence ñi nga xam ne ñoo ko séq wute nañu ay wax ndax ministre développement communautaire équité sociale ak territoriale di kii di Samba Ndiobène Ka ba mu demee ci assemblée nationale la mu fa wax moo di dépensé nañu 60 milliards 654 millions ci kit alimentaire yi sursoi nañu ab daajam ci boppam di Aliou Sow moom mooy ki ko weddi daaj ba la mu wax moo di 64 milliards la ñu dépensé ci kit alimentaire yi ki yoroon yëf yi di Mansour Faye yéenekaay bi nañu ba muy présenté bilan li mu waxoon mooy 60 milliards 709 millions 699 mille 520 francs la ñu dépensé ministre finance ak budget di Abdoulaye Daouda Diallo moom ñëw wax leneen 63 milliards 370 millions 247 mille 667 francs moom la wax Walf Quotidien xamal ñu ne ñoo ngi jëm ci xew-xewi diine yoo xam ne nu ko état bi di lijjantee dana ko jaaxal mu di màggaluk Mbàkke Kajoor appelu Laayeen yi màggalu Kazu Rajab gi ak it màggalu Poroxaan gi yéenekaay bi nañu bu ci yegg si mbooloo dafay daje nees def ba lijjanti ko loole moo nar a doon jafe-jafe ci kilifa yi réew mi 2024 bu Macky Sall sampaate am dëndam ngir wutaat beneen mandat sukkandiko ci wàllu yoon ba gàntal ko du yomb professeur Jacques Mariel Zoaque moo ko wax ci lii quotidien li tax nee na mooy fii ci Sénégal ni ñu bindee texte yi de loi yi baaxul ba ci constitution bi sax am na yu ca nekk yoo xam ne nañu ko tëggee baaxul lu baaxul leneen Sud Quotidien nee nañu mi ngi ci dialogue politique bi yéenekaay bi li mu ci gis moo di mbiri reporter élection locale yi mbiri bulletin unique gi coowal caution bi bokk na ci li jaxase carte gi dialogue politique bi ba tey ak l'observateur mi xëy di ñu xamal experts yi nga xam ne ñoom la ñu tànn ngir ñu auditer fichier électoral bi yéenekaay bi nee nañu kër gu ñu naan cabinet ERA la ñu ko dénk juróom-ñeenti experts étrangers ñoo ca nekk gisuñu ci ñi fare ci opposition bi talaata jii di ñëw ca ñu war a valider liste bi Alaaji Malick Gakou ak Khalifa Ababacar Sall dafa mel ne neexootuñu journal L'As moo ko bind fa mu ko teg moo di gis nañu meerum Ndakaaru ba woon di Khalifa Sall mi ngi gisee ak ñi nga xam ne ay kilifa la ñu jiite parti politique yu fare ci opposition bi te ba léegi ñamuy giseel dégguñu ci Malick Gakou yéenekaay bi nañu te ku ne xam na ne Alaaji Malick Gakou moo jiitu woon ci xeex bi ñu doon xeex ngir libérer Khalifa Sall kon bu Khalifa Sall tollee ci nas ay pexe te dégguñu ca Gakou ku yeb am ci jaaxle tubaab bu jigéen ba ñu faatoon ca kees ba suul ko l'observateur nee nañu enquête ba ñu cey def ma ngay wéy ak doole wujju tubaab ba mu di ndaw si doon wujje ak tubaab ba teg nañu ko loxo tey jii ci la ñu ko war a defeere libération nañu moom ndaw si moo doon wujjee ak meeru tubaab bi moom ndaw si ak juróomi doomam ca këru tubaab bi la ñu dëkkoon kër ga tubaab ba moo ko tabax li tax yoon dem jàppi ko moom ndaw si libé nee nañu mooy wax nañu ne bi Alassane Sarr rayee tubaab bi moo ko jàppale ñu dugal ko ci maalu oto bi dem suuli ko Mamadou Mouhamed Ndiaye jërëjëf mbokk yéen nit jërë ngeen jëf ci ànd beek télévision Futurs Médias fii nañu amee ci xibaar yi laataa ñuy tàggoo dem ca beneen studio ba fekk fa beneen Mamadou sant Ndiaye Mamadou ñu ngi lay nuyu. Chérif maa ngi lay jaajëfal heure bu baax bi boo jeexalee ñu ñëw mën ak mairie yaatal ak internautes yi xam naa ñu ngi ñuy xaar ci kanam léegi ñu ñëw yaatal. lu gën a fees ci sa li ci gën a nekk ci internet bi. xam nga flashcard bu ñu la waxee. luy loolooti. di nga dégg dara flashcard.
am na yoo xam ne bu dégguma ko dee. faram fàcce ci internet actuellement dinañ ci ñëw gën ci gindi parents yi ndaxte lu xew la actuellement ñu ngi ko jëlee ci benn série actuellement yëf yi di gën a def ravage ci réseaux sociaux yi. ci kanam dinañ ci ñëw waaw lu yàqi ji ko. waaw ci yooyu la rek. ñi ngi tuumaal daal professeurs yi ak yenn ci élèves yi. waaw doy na waar jërëjëf incha allah kon mbokk yi ngeen toog ci kanam Mamadou Ndiaye ak Merry Beye dinañ fi teew ngir yaatal ko fii nañ ñëm ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen sant di leen gërëm xibaar yi di leen dellusiwaat bu marax jotee ak suñu équipe ak rédaction bi jërë ngeen jëf ngeen yendu ci jàmm.